way bës. waaw patron Leyti. amiin yaa rabbi. maa ngi lay ziar na nga def. maa ngi sant bu baax. naka activité yi. ñoo ngi sant rek te nekk ci kawam. macha allah alhamdulilah est-ce que yéen a ngi may dégg-dégg bu leer. man de maa ngi lay dégg. waaw macha allah xam naa kon sànq bi ma lay jël affaire bi am benn latence bu ndaw mu bloqué. mais naka wàccaay bi. waaw sant yàlla bu baax. sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di baaluwaat ñëpp àq rek. di baal di ñaanal di ko ñoom. di ñaan yàlla mu defal ñu xéwal bari. le moral est. waaw. allo maa ngi lay dégg. amul benn problème ci son bi ah. man maa ngi lay dégg. ok macha allah yéen a ngi ci waajtaay bi wala jëm ci seen 4e combat MMA ñu gis ni combat bi ngeen mujjee génn à quelques jours du combat dafa amoon tey benn changement d'adversaire mën nañu sax à 48 heures du combat mu amoon benn changement d'adversaire est-ce que bi yoon l'adversaire bi ñu leen joxoon muy Kirill Grishenko est-ce qu'il est confirmé? waaw jusqu'à l'heure où nous vous parlons c'est confirmé parce que amagul benn message wala benn bataaxal boo xam ni yónnee nañ ko boo xamante ni annulé na wala renoncé na donc ok on aura incha allahu rabi Kirill Gris. ok donc incha allahu rabi suba moom la ñu war a jàkkaar loolu suba ci guddi incha allahu rabi mais tey adversaire bii nii est-ce que vous êtes conscient que mosoo leen am adversaire bu nekk adversaire invaincu koo xamante ni musta am défaite est-ce que vous êtes tey gis ngeen ay faayam parce que en général combattant balaa ngay mën a gis ay faayam réellement mu ñëw bés boo xamante ni dafa am défaite mais kii musul am défaite est-ce que tey xam ngeen fan ngeen koy jaar. waaw incha allahu rabi koo xamante ni il est invaincu moom képp kuy dem ci sport war nga koo sóoraale parce que nag nit ñi quand même defuñu sport pour di daanu wala pour di am ay défaite donc li ñuy wax rek boo bëggee doon champion il faut nga tër ay champion mais comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois mooy ñun aujourd'hui tàmm nañu vraiment avec notre lutte traditionnelle dajeeg ñoo xamante ni kenn xalaatu leen woon a daan wala kenn mosu leen woon a daan donc li ñuy def rek mooy ñaan yàlla du moment où li ñu war a def yëpp def nañu ko ba noppi li ci des yàlla suñu borom mi moom ndam yàlla ñu may ndam en tout cas ku xam rek moom xam ne du à 48 heures combat lañ koy laajati sax ndax pare nga wala pare woo quoi. ok bii passé gis ngeen bi ngeen di dugg ci ngeen am benn culture bi ngeen fësal muy culture làmb macha allah tey culture bi am ci làmb moom ngeen indi keroog ci MMA bi jël sër bi takk sër bi nangoo sër bi jël béjjën mel ni ku xaw a bàkku te gis nañu chaque fois saa yu ngeen di dugg ci ak lu ngeen di indi bi yoon lan ngeen nar a indil tey amateurs yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen soppe yu nekk Sénégal. waaw ñun xam nga ku ne xam na ne. tey jii Reug Reug ku koy présenté da nga naan que c'est un lutteur sénégalais de Senegalese wrestler donc tey jii boo koy wax da nga naan ci Senegalese wrestling la jógee donc loolu noonu lépp da caa war a mën ku ne xam na ne ñun peut-être c'est une façon d'exporter la lutte sénégalaise pour nit ñi xam que ne au-delà des autres sports boxe karaté taekwondo MMA et cetera que aussi y a la lutte donc tey ñun loolu ñuy incarné noonu da ko démarré tey bu amoon takk ay xar fa xuufa sax ñun danañ ko def parce que dafa bokk ci li nga xamante ni ci lutte traditionnelle la bokk. donc nag loolu ñu exporté xëy na peut-être am na loo xamante ni permettre nañ ñu ko am na loo xamante ni duñ ñu ko permettre mais liñ ñu mun a permettre danañ ko def ba ñëpp xam ne ñun ci làmb la ñu jóge lamb mooy li nga xamante ni maanaam moo ñëw tey di duma koo xamante ni def na beneen sport donc lamb ñëw bëgg a tegu ci kawam donc moo waral à chaque fois incha allahu rabi nañu séentu
lépp loo xamante ni cosaan la cosaanu Sénégal surtout ñu def ko foofu noonu lañ. cosaanu Sénégal ngeen def ko foofu mais itam adversaire bi ngeen di tasanteel moom cosaanu Biélorussie lay indi te xam ngeen ni waa ñu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci côté Biélorussie boobu noonu URSS ñooñu ñu mën a bëri lañu mbaa xam ngeen loolu. waa loolu lu ñu xam bu baax a baax la. parce que yàlla dafa dogal nag ñun dañuy côtoyer ay anciens champions. yoo xamante ni ku mel ni Pape Diop Boston le grand champion di ko ñaanal mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér. ku ne xam na ne moom yi ngay wax ni yëpp même bu deful MMA demoon na bëri ji ay Russie URSS yooyu yëpp dem na fa bëri ji fa ay Bulgarie yooyu yëpp dem na. allo 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 Leyti waaw donc tey vous bénéficiez de conseils comme ku mel ni Papa Diop Boston à part Papa Diop Boston kan moo bokk ci encadrement bi koo xamante ne saa yu ngeen amee événement yu mel ni ci MMA da ngeen koy consulter mu leen di xelal. waaw c'est-à-dire ku mel ni Pape Diop Boston kooku du gën caane MMA kese lañ koy doye on est une famille même bu li amutoon dañoo xes ba seq relation yoo xamante ni kenn mënu dugg dindi. comme xam nga te comme li may wax rek comme j'ai l'habitude de dire li tax à chaque fois may wax ne toutes les portes sont ouvertes à toutes et à tous les Sénégalais yi nga xamante ni bëgg nañoo joxe seen xalaat bëgg nañu joxe seen xam-xam parce que ñun comme li ñuy wax rek raaya Sénégal la ñuy yóbbaale bu Sénégal gagné tey dañuy jàpp ne xëy na Sénégal moo gagné Russie bu Sénégal doon combattre ak kenn itam dañuy jàpp ne Sénégal moom moo gagné kooku noonu quoi. macha allah macha allah. léegi mën naa la laaj benn affaire tamit léegi est-ce que fu mu toll nii gis nañ ni combat yi enchaîné na trop bi ngeen mujjee jóge ak bi ngeen jëm nii amul différence de 1 mois est-ce que fu mu toll nii ñu ngi leen di waxaat waxu beneen combat wala bi yoon nag bu ngeen jeexalee ci combat bi da ngeen di ñibbi ci Sénégal noppalu. waaw incha allahu rabbi ce qui est programmé mooy ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ñu génnee ci combat bi nii. Reug gën a ñëw Sénégal dellusiwaat nag à la source. waaw donc namm nañu fi nekk donc il faut mu dellusi à la source wax dëgg yàlla bu ñëpp gis ko donc lépp lu ñuy planifier après rek ñu doog ko planifier wax dal. ok ce qui serait important aussi amateurs yi xam ko est-ce que fu mu toll nii Reug combat bu mu nar a livrer suba est-ce que ci diggante bi beneen combat MMA xaj na ci diggante moom ak Gouye Gui. wala boog bu ngeen jógee ci combat suba bi la priorité ci Gouye Gui lay doon ba keroog ngeen di pare Gouye Gui soog a dem ci delluwaat ci MMA. bëgg ngaa dégg-dëgg. Gouye Gui il a été toujours notre priorité. voilà donc amul combat MMA de gauche wala de droite. waxoon naa la bee paa ne la buñ ko defee suba temps bi ñuy ñaan rek mooy temps wu vol bi yegg si Sénégal. kon il a été toujours ci suñu ay priorité. mais est-ce que c'est l'heure de la priorité à sonner est-ce qu'on peut le dire ainsi parce que est-ce que tey fu mu toll nii gis nañ ku mel ni Gouye Gui ci émission yi nga xamante ne moom la groupe Futurs Médias di amal ci weeru koor bu ci mel ni quartier général ñu invité ci ku mel ni Gouye Gui donc le groupe Futurs Médias est en train de faire la promotion du combat Reug Reug Gouye Gui Gouye Gui il est disponible moo tax Gouye Gui moom la ñu gis ci plateau bi Reug Reug sûrement lu mu nekk à l'étranger est-ce que tey kon Reug Reug dañuy ñor ni que day ñibbi si pour entamer communication bi entamer promotion bi ak groupe Futurs Médias pour éventuellement combat bu mu am ak Gouye Gui. waaw xam nga loolu moom yaakaar naa ne li koy indi fii combat ak Gouye Gui mun na caa bokk waaye du benn priorité boo xamante ni tey wax nañu ne na ñëw parce que dafa war a communiquer de gauche et de droite ñun ñu ngi xaar Mao Cissé bi may nuyu de passage ak waa Sénégal Entertainment yëpp ñu leen wax ne ñun date bi la ñuy xaar rek waaw date bi ngeen di xaar date bi normalement fii ak vous êtes programmé fii ak juillet wala boog loolu da ngeen ci amagul loolu amaguñ ci benn idée mënuma la bàyyi nga dem loolu amateur bi duñ ma ko baal te posé wu ma la ay question dégg nañu
ku mel ni promoteur Gaston Mbengue mu def benn déclaration ci Lutte TV digganteem ak Lamine mu ne Lamine contacté na staffu Reug Reug et que même staffu Reug Reug sax da leen jox benn da leen wax ñu jox ko ay garantie yan garantie mu ne leen woo leen TFM woo leen groupe Futurs Médias pour xam exactement kenn la groupe Futurs Médias fas yéene organiser combat Reug Reug Gouye Gui bu nekkee combat bi du génn saison bi mu jox leen deuxième avance pour seen digganteem ak Bombardier est-ce que tey da ngay confirmer loolu Gaston Mbengue wax ci Lutte TV. bon man awma lu may affirmer foofu wala lu may confirmer. Pala Diop moom mooy manager Reug Reug ci làmb c'est clair donc man Pala laay déglu bu ma Pala waxee ne ma am na loo xamante ni wax nañ ko danaa jàpp loolu li ci topp nous respectons beaucoup ki nga xamante ni moom lañ signé combat muy Sénégal Entertainment muy Mao Cissé donc aujourd'hui ñun amuñu lenn lu ñuy wax tànk pare wuñu ak Mao Cissé wala ñu toog ak moom ba mu nañu kat fii la xari jaar ba yi nel la ñuy toogee loolooy li nga xamante lu am solo nga wax parce que manager il faut ñu koy jox cër manager il faut ñu koy jox gëdd te loolu gis naa ko ci seen ay doxalin gis naa ni du ngeen def dara ci làmb lu Pala Diop teewul dama koy dëggal mais nag léegi yow tey da nga am cër ci Reug Reug en tant que agent wu Reug Reug est-ce que tey mun nga ñu confirmer ni que tey lu Boy Niang 2 def mooy jël ñaari avance wala lu Balla Gaye 2 def jël ñaari avance yéen kon du ngeen def loolu du ngeen jëlandoo ñaari avance balaa ngeen di waxi beneen avance ngeen pare ak ki nga xamante ne moom mooy Gouye Gui wala il y a une possibilité que ngeen jël ñaari avance fësal ko wala bañ koo fësal. xam nga je ne saurais pas se prononcer sur cette question ndax xam nga li tax. dama la wax ne la jox nañ cër trop ki nga xamante ni góor la ñu seq ak moom muy kan muy Mao Cissé nga xamante ni moo représenté Sénégal Entertainment donc aujourd'hui je ne pourrais pas me permettre di dugg ci beneen détail ak lu munti doon sans pour autant ma toog ak moom waxtaan te boobu ba léegi tooguñu waxtaan comme ni ma ko mun waxee vraiment kersa lay doon ci man mu jékki-jékki seetaan benn live fekk fa layti muy wax ne waaw bëgg nañu deuxième combat wala bëgg nañu lii non ñun dawuñu course ñu dégg nga dawuñu course ñu encore une fois de plus li ñu war a liggéey ñu ngi koy liggéey yàlla nañu yàlla boole dimbali. doo leen course leen mais gis ngeen tey ci MMA ngeen jëlandoo 5 combats mais lan moo tax tey ci làmb waroo leen mën a jëlandoo ñaar wala ñetti combats. merci beaucoup une très bonne question. jëlandoo 5 combats da ngay signé ne man kat signé naa ak yow par exemple 5 combats ci nangami at ci nangami fan tout est précis mu leer noir sur blanc balaa nga cee apposer sa signature. signifie pas que combat boo xamante ni yow am nga combat boo xam ne amagoo sax date. ba ca topp kenn fixé gu ko ne telle date lay doon ñun du ñu dem à l'aveuglette lépp lu ñuy def dañuy bëgg mu doon noir sur comme xam nga aujourd'hui bu kenn ñëwee te defal ñu proposition wax loo xamante ni c'est du noir sur blanc ñun d'accord nañ ci loolu mais comme li ma la wax rek ñun amuñu kenn ku ñuy mayagum dara wala ku ñuy waxatum dara koo xamante ni ku dul Sénégal Entertainment bi nga xamante ni wax dëgg yàlla signé nañu ay partenariat boo xamante ni ñoom ñoo xam naka lañ koy doxalee. macha allah dañ lay nangul loolu bu baax a baax dañ la koy nangul kon doo confirmer tamit benn contact ak Gaston Production fu mu toll nii wala beneen promoteur. non xam vraiment da maa bëgg a delloo si rek. doo confirmer doo infirmer. dinaa la def tout ce qui est Sénégal nañ dem laaj ko. waa staff bi dafa am ku tudd béyti xaw ma béyti. ah. staff bi dafa am ku tudd béyti. ndax dafa am ku tudd béyti. waaw béyti ci staff bi. waaw loolu Lamine xam na ko. non man maay laajte man maa xamul dafa am ku tudd béyti ah.
laaj ko Lamine. ah non mais tamit li neexatu ca tamit quoi man yow laay laaj ndax ci sa staff. Rëg-Rëg parce que damay bañ tey benn promoteur ñu escroquer benn promoteur parce que am na promoteur yi léegi bëri nañu. kenn mën nañu wax ñëw ne man ci staffu Rëg-Rëg laa bokk fekkete nekkete bokku ci. donc ma lay laaj ndax staff bi dafa am ku tudd béy bi. Beuz. waaw. loolu da ngay woo Lamine ca man ko déggee mu wax la lan la. Super Gaston laa ko déggee de. ça c'est un deuxièmement. yaa ngi jël sama live man ci MMA laa ne. yaa ngi ko ci lamb. amagum non. wax non sa supporters yi dañ laa namm. te duñ ma ko baal il faut ngeen xam ni moomatoo leen seen bopp. même bu tey bu ngeen demee sax di wax waxu MMA ci plateau MMA yu mag yi noo def ñu laaj leen ci làmb Sénégal. tey Rëg-Rëg bu amoon benn combat ma guy gi ñu ne combat bi ginnaaw suba la noo def tey média MMA yi ci mel ni ay La Sueur dinañ wax ci combat boobu Rëg-Rëg am ci lutte avec frappe. donc fu mu toll nii yéen itam ñun bu ñu naree wax ci MMA noo def ñu laal ci làmb ji ndax lu leen fal mënuñu koo fàtte. te amateurs yi ak supporters yi ñoo ñu dul baal ñu waxtaan ak yéen ci MMA bi ba tàggoo te cofuñu ci làmb ji dañ ci doon cof rek. waa xam nga boo déggee maax la loolu. waaw defe xamoo Rëg-Rëg muy def MMA nga xam ma ci. waaw. ay faral di wax rek Rëg-Rëg moom bu fekkente ni compétition yam dugg yëpp ci làmb traditionnel rek lépp bu dee 1000 làmb la. waaw. jàpp naa ne xam naa ne 980 et quelques yëpp xam naa ne. moo ma fekk biir géew waaye man sax fekk ma ko fa. dëgg la. kon defe naa ne xanaa lu may ciy rëccati amul bañu ma ñu wax ci làmb ji mais comme làmb ji amagul dara ah. léegi kay sax ñaan la rek. wax nga dëgg wax nga dëgg da ngay bañ communiquer itam ci làmb ji am suba combat MMA bu important boo xam ne dañ ci soxla ñaan Sénégal yëpp communiquer fii wax ci Bombardier yëngal bagage yi ngeen yeewu suba seen yaram nagam. yooyu yëpp da ngeen koy bañ. Bombardier non da nga naan Bombardier jël ay mbokkam rek. ma koy nuyu bu baax de passage. macha allah kontaan naa bu baax ci yow léegi Rëg-Rëg mu ngi ci ligne bi moom itam faaw ñu jël ko pour laaj ko moralam à 24 heures du combat parce que am na lu ñu waxoon bii passé. te lu ñu waxoon moom la appliqué ci biir géew bi ci cage bi ci biir cage bi ah on se trompe même avec les termes de lutte et de MMA donc MMA c'est une cage ci biir cage bi Rëg-Rëg lu ñu waxoon yëpp moom la appliqué moo tax tey ñu bëgg ko jëlaat bëgg a xam son moral à 24 heures de l'événement ak fu mu toll nii naka lay waajalee ak tey coacham naka la ñu préparé combat bi macha allah kontaan nañ trop ci yow lii di la bàyyi nga tàggatoo balaa ñuy jël Rëg-Rëg. waaw profito rek li may tàggatoo mooy comme na ma doon tàggatoo rek nañu ñaanal seen doom te xam ne. attention Bombardier ngi seetaan. dama bëgg léegi ci ñu seetaan ci live mais Bombardier ngi seetaan. waaw mais Bombardier bu demoon di jongante ji MMA itam moom xam na bu nekkee di def MMA. ñun xam na ne dootuñu toog. waaw. kon yaakaar naa ne bu doonoon doole dañ koy dagg ci nit pour jox ko ne ko demal nga combattre yi. waaw dañ ko jox suñu doole ne ko demal nga combattre yi. mu ngi seetaan de. voilà donc loolu li ma ci mën wax rek mooy na ñëpp ñaanal seen doom. te xam ne Rëg-Rëg moom man je sais que c'est un digne représentant du pays de la Teranga. il faut ma koy wax. li ma leer te leer mooy tey buñ tegoon tey 1000 milliards de dollars. ne réew yi yëpp dañ ko war a jongante te MMA lay doon wala bëri lay doon. ba Sénégal dana bari ñu désigné na Rëg-Rëg dem. bu dee bu gagné ñun ñoo koy jël. kon kooku boo ko amee da nga koy ñaanal yàlla defal ko sutura defal ko ay ndam yu bëree bëri. wallahi turu Sénégal moom moo ciy gën a feeñ. te toujours comme li ma koy wax rek leer na ma ne mu may déglu conseil la bu ma koy jox mun naa ko joxaat tey en public. mooy waxuma moom bu gagné contentement ba muy am waxuma moom bu gagné. ñoom Cheikh ñoom Daw ñoom Birane ñoom Mamou ak fans club am yi mbégte ba ñuy am loolu dépassé nañ ko mais dama ko ne boo amee ndam xamante ni day takk ngemb sax di sénégalais ak ñi takkul ngemb sax nañ am ay biceps yu baax aéroport boo wàcc ci Sénégal ne leen
Sénégal laa dëkk seen xel dana dem ci ne kii kat bokk na ki nga xamante ni moom mooy duma gaay kon mu gagné rek mooy li nga xamante ni moom mooy li ñu jig ndax ambassadeur lay doon boo xamante ni tey fu waay munti dem à travers le monde entier boo ne Sénégal laa dëkk boo dajee koo xamante ni tey day suivre MMA wala mu xam ku mel ni rëg-rëg yaakaar naa ne dana la jox cër boo xamante ni moo sëkk lay doon ñun ça nous arrive nga dem ci réew boo xamante ni xamuñu sax nit ku ñuul nga ne leen am from Sénégal ñun la El Hadj Diouf comprendre nga donc mu ngi noonu te loolu kon tey Diouf yi yóbbu na affaire bi tur yu foo xamante ni wax dëgg yàlla macha allah addina nag continuité la donc loolu la donc daal ñu ngi wax ñëpp rek nañ def ñaan yàlla dimbale ñu may ñu ndam lu sedd guy wax dëgg yàlla ndax xam naa ne prospect la aussi bu Reug-Reug di gagné prospect la aussi pour les autres lutteurs ay moroomu mbërëm loolu prospection lay doon pour ligue yi tey bu aéroport yi ubbee ligue yi ñëw nag ne nañ dem Sénégal nag wuti ku mel ni Reug-Reug fekk na xëy na am na yeneen champion yoo xamante ni de pur champion yoo xamante ni ñu ngi fi tey mun nañ cee bénéficier wu te mbir mi ñëpp xëj nañ ci incha allah incha allah et léegi lu important ci combat Reug-Reug bi mooy bi yoon Reug-Reug ni soog a dugg ci main card mooy carte principale bi mooy ñi nga xamante ne moom la ñu wooyee les têtes d'affiche la carte principale Reug-Reug ngi ci soog a dugg kon Reug-Reug mun nañ ne boobu ba léegi combat yi mu doon def mun nañu wooye ne ay combat yu ndaw la mu ngi soog a dugg nag ci néeg bu mag bi parce que main card bi boo ci duggee tey daanaka main card bi ma gis ñetti combat lañ ci fësal ñetti combat yooyu nag fépp foo dem ci àdduna tey moom la ñuy fësal ci One Championship seen Instagram affiche yooyu la ñuy def et même gis naa tey ay visuels yi nga xam moom la ñu imprimé ci mbedd Singapour yeeg yu mel noonu tey main card bi Reug-Reug moo ci nekk di représenté Sénégal donc est-ce que tey loolu mun nañ ko tuddee avancement bu mag a mag ndax Reug-Reug léegi dugg na ci main card bi donc am nañ njort bu rafet ni que tey bu ci jëlee ndam mun nañ wax ni balaa 5 combats am jeex Reug-Reug war na mun dem ba nekk tête d'affiche ñu koy imprimer partout dans le monde foo romb rek seen affiche Reug-Reug ak ku mu war a tasanteel loolu mu nekk tey loo xamante ne macha allah ñu ngi leen ci félicité. waaw macha allah yal na ko yàlla lafal cat. du ma ko wooyee ay combats yu ndaw la doon jongante parce que Reug-Reug yàlla dimbali na ko jaarul MMA pro. donc jaarul MMA pro moom direct la def rek dem heavyweight donc professionnel. am nga une personne un champion de la trempe de Alain Ngalani nga xam ne du ma bàyyi du ma tay di répéter jàlloore yi mu def ci àddina ndax li ma ci gën a neex c'est un Africain dont il représente Hong Kong. mais koo xam ne il a été 4 fois champion du monde en kickboxing 4 fois champion du monde en Muay Thai ceinture noire en karaté. Reug-Reug def ko lim ko def au premier round. kon yaakaar naa ne main card weesuwul loolu. donc tey ñoom nu ñuy defee par exemple lead card main card ñoom seen yooyu seen organisation la rek boo xamante ni ñoom c'est mun nañu wax sax ne benn côté c'est un peu commercial bu ñu xamee ne yow grand pay-per-viewer nga bu ñu xamee ne fii la ñuy miser pour gars yi mun a jënd combat bi ci pay-per-view kooku noonu moom la ñuy yóbbu main card. pratiquement moom la ñuy yóbbu main card foofu laay waxee. voilà te li ci indi loolu mooy Reug-Reug aujourd'hui ak One Champion xool nañ ne ñoom bu ñu dugalee image am képp ci surtout One Champion ku mu neex mun nga dem vérifier même ki yor ceinture bi ñun ñoo koy ëppale ay vues. dëgg la dëgg la donc extraterrestre boobu noonu nga xamante ni Abou Ndour le grand journaliste le lion de Dosso moom moo ko tuddee. donc tey loolu noonu mu ngi commencé feeñ foofu noonu. moo tax donc toujours li may wax rek. dañuy ñaan yàlla rek mu gën koo defal tawfiq defal ko jàmm ndax wax dëgg yàlla njariñu réew mi la et je sais bien que ne njariñu réew mi la. macha allah di wax ne combat bi ku mel ni Toumani Sow jaamu séeréer boobu dégg naa muy laaj combat bi 0h30 la minuit 30 la GMT donc ci diggante. même chose que le dernier combat. maanaam suba ci guddi la ñuy def live suba ci guddi mercredi ci guddi la ñu tàmm di def live. bu ñu commencé suñu live mercredi ci guddi
dañuy arrêté live bi pour seetaani combat Reug Reug dellu si waat commenté combat Reug Reug bi di ko ci ñaanal ndam. bi passé dañu commencé ñu live ay 22h 23h minuit et demi jot ñu arrêté live bi dem seetaani mais bi yoon nag combat bi du nekk minuit et demi pile parce que Reug Reug ci main card bi la dugg donc bu duggee ci main card bi dina am ay combat préliminaire yoo xamante ni peut-être 3-4 combats préliminaires Reug Reug soog a war a mun a jongante donc nañ ko kal ay 1h du matin yu mel noonu daal ci YouTube One Championship en direct ah. noonu laa léegi ah. voilà noonu la. donc am na 3 combats balaa Reug Reug di combat. am na lead card bi am na 3 combats Reug Reug soog a dugg. waaw link bi ma la yónnee. je sais pas comment tu pourrais faire par exemple tey bu partager ko ak gars yi mais link boobu noonu comme ni ñu koy marqué noonu buy yegg rek événement bi day daal di démarrer comme ni ñu fi def noonu 2 jours quelques heures quelques minutes quelques secondes noonu lay wàññeekoo rek ba nga xamante ni cloche bi sonné na comme ni ma koy faral di waxee courpeñe naw. main card bi sax man maa ngi gis ni joxe nañu heure bi 10 PM leen joxe 10 PM ci seen heure ñoom Singapour. day nekk kon non pas Singapour de heure Singapour mais day nekk ci ñun normalement 2h du matin pile 2h du matin pile ci le combat Reug Reug bi di tàmbali parce que beneen lead card bi mu ngi commencé minuit et demi te boo xoolee lead card bi 8h30 la ñun suñu main card bi nekk 10h donc mun nañu wax ni combat Reug Reug bi incha allah dina commencé dina am décalage de 1h30 entre ak minute 30 donc day nekk 2h du matin pile combat Reug Reug bi dina tàmbali incha allah donc xam naa ni day fekk ñu arrêté suñu live mais mercredi ci guddi suba ci guddi mercredi ci guddi la nuit du mercredi au jeudi à jeudi 2h du matin pile combat Reug Reug bi dina commencé ñuy profito maa ngi la doon wax ni Bombardier mu ngi doon seetaan maa ngi la doon tooñ ci combat bëre dóor Bombardier Reug Reug bi laa doon wax ndax tey am na benn vidéo bi ma séen sax Bombardier am lu mu ci wax di jëmale ko ci Reug Reug ak Sa Thiès maa ngi la ci doon tooñ mais Bombardier fair play rek lay dund koo xam-xam ni moom moo wane yoon bi ci MMA donc moom le grand B52 il a commenté ci Instagram pour dire bonne chance pour notre frère Reug Reug macha allah ma bàyyi la loolu réaction à chaud. waaw donc comme li ma la doon wax rek xam nga wax naa la sànq ne la maa ngi koy nuyu de passage mais xam nga lambu Sénégal nag dafa bëri ay match de trop. Bombardier ko Machudo Baboy ko Machudo ma léegi seen macha allah nga ni waaw donc mu ngi noonu xam naa ne tumaani fi mu ne nii bëgg naa riposte waaye dëgg la xam naa ne écran bi téye na ko mais nag na xam ne rek moom moo am ay Machudo Baboy ko Machudo Bombardier ko Machudo Zarko Bombardier de fi mu toll nii Bombardier de du wax benn xale bàyyi naa la ak yàlla ndax Bombardier fi mu toll nii ñu ngi yokk at yi day continuer di def ci làmb moom ak yéen tey ba 46 ans 47 ans 48 ans du wax benn xale bàyyi naa la ak yàlla mais loolu tey du thème bi dinañ ci waxtaanaat incha allahu rabbi bu ñu yàlla mayee ndam ci suñu diggante Kirill Grishenko yàlla may ñu ci ndam ci MMA bi ñu waa toog fii nag wax ay adversaire wu Reug Reug digganteem ak Gouye Gui faaw ñu wax ci digganteem ak ñoom Bombardier faaw ñu wax ci mais profito itam maa ngi seen ci commentaire yi Moussa Togola kooku itam c'est quelqu'un à féliciter et à encourager mu ngi ci MMA bi di ci def lu exceptionnel malheureusement nag moom moo waroon combattre yaakaar naa grand combat bi keroog bu Reug Reug doon def fii ci arrêt mais yàlla dogalu ko jour boobu noonu mu amoon benn problème humidité bu ñu mujjee arrêté combat yi mais kooku ñu koy encouragé di ko wax mu jàpp mu dëgër mu bañ a bàyyi parce que itam mu ngi siggil Sénégal moom MMA rek lay def kenn gisu ko ci làmb kenn xamu ko ci làmb bopp mais combattant wu MMA la peut-être am na budoka la jóge ci beneen sport ñëw ci MMA donc ñu ngi koy nuyu bu baax Moussa Togola di leen jàppale lu bari yéen itam waa staffu Reug Reug bi ci préparation yi. waaw moom laa doon wax keroog xam nga keroog damaa jaawale sax ñoom seen date yi. di leen wax ne nañ ñaanal Moussa Togola parce que day combattre yi jour boobu noonu dama defoon ne seen combat bi lendemain bi la ndekki seen combat bi du woon ci kii bi ci avril bi quoi. mais plutôt mai bi la. ñoom kam war a dem jongante ji donc may nuyu maître Dame Seck de passage di nuyu aussi kan ki nga xamante ni moom moo jiite MMA Sénégal ñoom Moussa Togola donc di leen ñaan dëgguy foofu Cameroun
li ma waxoon Maître Seck rek ñeme naa ko wax ci live lépp luñ mën a def pour gagner nañ ko def. Pourquoi? Parce que ku ne xam na ne la ceinture mondiale de l'UFC c'est un Camerounais muy Francis Ngannou. waaw Francis Xavier Ngannou. donc moom itam ñu koy nuyu de passage di ko remercier di ko féliciter ndax fi mu yóbbu Afrique quoi. mais ñun war nañoo def le tout pour ñoom bu ñu demee ñu gagner combat yi foofu noonu pour que au moins ñu bañ a xam ne MMA Cameroun la dëkk ñu xam ne MMA am na Afrique mais Sénégal lañu teg loxoom donc la ceinture mondiale fi mu nekk nii muy foofu noonu toog Cameroun en attendant donc nañ ci def tout leen encouragé di wax ne rek lépp lu ñu mën voir même déplacé wu dem vraiment jàppale ci leen toog seen ginnaaw danañ ko def ndax wax dëgg yàlla ay nit ñu baax lañu on se connaît très bien di waxtaan di sottante xalaat waaw encore rek le grand champion Bombardier vraiment merci beaucoup ci encouragement yi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm vraiment nit ku baax la daal comme ni ma ko mën a waxee voilà di wax ne fans Reug Reug yëpp nag ñi nekkee ñi nga xam ne Moustapha moom moo leen jiite ñi nga xamante ni ci Joal ñi nekk Dakar ñoom si yéen ñëpp taxaw leen te mu ñaanal seen mbër supporté ko incha allahu rabi yàlla dimbale ñu may ñu ndam lu sedd buy bu ko defee mu ñib si en beauté la bataille continue maa ngi ziar ñoom Omzo bu Garga gars yëpp ñoom Toumani vraiment am na kuy laaj combat bi aussi ne USA ñaata lay doon donc moom na jël GMT Dakar rek mu wàññi ci 4 heures de temps comme ça moom lay nekk in the US quoi. TNT bi jaxase moo tax parce que TNT bi c'est destiné pour les États-Unis donc bugguma jaxase heure yi voilà donc bu fekkente ne dégg na. ñoom moom duñ ko mën a seetaan ñoom duñ ko mën a seetaan ci YouTube bi États-Unis ay Inde ak Japon yooyu yëpp. ñoom duñ ko mën a seetaan ci YouTube bi ñoom faaw ñu fay pay-per-view ci TNT bi. merci parce que ñun ñoo koy seetaan di gratuit mais ñële moom ci pay-per-view lañ koy fay. donc marketing wu One Champion la xool naa ne réew yi gën a peuplé yëpp ñoom dañ koy fay en pay-per-view peut-être ñun nit ñi maye bu rek quoi. kontaan ci yow léegi di profité di nuyu waale Mamadou Sène sa xarit borom parfum yi maa ngi koy seen moom itam bokk na ci ñuy seetaan macha allah Sène ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la béggee kon ñu def transition rek dem jëli ji Reug Reug. waaw moom itam vraiment mention spéciale c'est mon jeune frère. ku baax la ku yaru la. ku bëgg jàppale Reug Reug la donc vraiment c'est une chance pour champion bi wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal jàmm quoi. jërëjëf waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal jàmm waa caaro yi waaw di sant ñëpp di sant waa caaro yi yëpp comme ni nga koy faral di waxee di leen wax ne seen doom mu ngi ci jàmm vraiment di préparer joŋante donc profito a rek laaye jërëjëf fogolo séeréer ma xëy gidmaanu na paax sant a nun itam yaakaara nun sakwaana nun ñaan waasnuwa nun xaq a paax mu séeréer ref na rek laaye kaame ke daan roogo yaal a fiyana in jam ke daan roogo yaal a fiyana in xewal jërëjëf Beuz